bu ñu dellu siwaatee ci plateau bi comme ni ngeen ko xamee mbokku téléspectateurs yi dañu daal di dikk ci rubrique royuwaay bi nga xam ne ni moom moo ñu desee tey ñu fas yéene waxtaane maam Khalifa Niass ki ci fi teew nag ngir rek daal di gën a yaatal waxtaan bi mi ngi wuyoo ci turu Babacar Touré Babacar ñu ngi lay nuyu dina dara ci plateau bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah. salaatu wa salaamu ala ashrafil anbiyaai wal mursalin. sayyidil mujahidin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman. soxna Coro ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax di nuyu sëñ Moustapha di nuyu soxna Faat Diouf di nuyu suñu candidat bi di Seydina Omar Ba di ko ziar di ko ñaanal yàlla may ko ndam ci yéene bi mu am di nuyu xalifa généraux yëpp di ci jiital ki nga xam ne mooy suñu buntu ci ñoom muy Cheikh Ahmed Tidiane Khalifa Niass buñ ko nuyoo rek nuyu nañ képp koo xam ne kilifa nga ci réew mi ci wàllu diine di nuyu waa Kouthie yi nga xam ne ñoom ñoo am yéene bi indi ñu fas yéene waxtaan ak téléspectateurs yi ci maam Khalifa Niass ak gàmm gi nga xam ne ñu ngi koy dëgmal muy gàmmu Kouthie di nuyu ñëpp di sant ñëpp kon bu ko defee rek ñu ànd ak yéen rek ci yaatal bi incha allah Fatou ñu dugg ci liggéey bi. waaw ni nga ko waxee Coro ñuy war a waxtaanee ci maam Khalifa Niass waaye lu ko waral di gàmmu Kouthie bi nga xamante ne ñu ngi ko war a amal ci 29 janvier bi ci atum 2022 bi waaye suñu invité di Babacar Touré di donc doctorant en civilisation arabo-islamique et littérature africaine d'expression arabe fële ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar nga bind téere bi di maam Khalifa Niass un soufi au service de l'éducation lan moo la inspiré nga bind téere bi. waaw sant yàlla rek xam nga yàlla def na ba bii mooy deuxième fois nga ñuy dalal. bi mu jiitoo ñu ci rendre hommage suñu maam Sidi Mouhamadul Amin Niass ci ndigalam laa fi teewee woon mooy à l'occasion de la cérémonie de présentation ou bien de dédicace des ouvrages de maam Khalifa Niass yi nga xam ne mi ngi ko amaloon fële ca King Fahd Palace bu ko defee ñu ñëwoon fi waxtaan ak yéen ci maam Khalifa Niass ak lim àndal. nga nekk tamit cofondateur bu cercle d'études sur la vie et l'œuvre de Khalifa Mouhamad Niass. Mouhamad Niass du CEVOC. bu CEVOC waaw CEVOC ñuy yëngu ci Naylul Maram benn site internet la boo xam ne dafay wax ci maam Khalifa ci dundam ci jaar-jaaram muy site boo xam ne ci wolof dañoo xam ne site bi saytu ak tasaare jàngale maam Khalifa Niass ngir nit ñi mën a jëriñu ci mag ñu mel noonu bu ko defee à travers loolu ci la ñu njëkk a bindee ouvrage bu jiitu ci moom am na beneen livre boo xam ne Oustaz Hadi Niass moo ko bind muy saaxibul basamaati rasixa wal karamaatil xaalida ñu traduiral ko en français mooy auteur des marques indélébiles et des prodiges éternels maam Khalifa Niass ci yooyu daal la ñuy yëngu ngir maam Khalifa Niass bindam ak jàngaleem ak jaar-jaaram ñu mën koo tasaare ndaw ñi mën cee jëriñu comme ni nga xamee ne noonu lañ fekkee suñuy précurseur ñu mel ni Sidi Mouhamadul Amin Niass nga xam ne modèle la ci ñun ci xam-xam ci bëgg xam-xam ci objectivité nag ci xam-xam surtout ndax bu toogaan ak yow lim lay gën a fàttali rek mooy loo bëgg-bëgg samaam na nga objectif bul fàttee l'aspect objectivité boobu moo tax fu ñu toll rek dañuy fexe di tasaare bindam ak jàngaleem waaye nag di ko teg ci lu duñ ko teg ci ay exagération wala ñu koy teg ci jàppee ko un surhumain mais dañuy jàpp ne nit la koo xam ne modèle la comme ni yonentu sallallahu alayhi wasallam nekkee woon uswatun hasana nekk modèle boo xam ne ku jaaree ci moom rek di nga yéeg comme ni ko Cheikh Mouhamadul Hadi di waxee di sëtam di suñu nijaay moom itam dafay wax ne maam Khalifa échelle la boo xam ne dafay yéegal ñi bëgg a dem kon échelle boobu nga wan ko ñi nga xam ne dañoo bëgg a yéeg ñu jaaree ci yéeg dafay nekk loo xam ne dafay am njëriñ jubluwuñu daal ci bind ci maam Khalifa lu dul ngir jëriñi mais defuñ ko pour émerveiller defuñ ko pour yéem nit ñi ci moom waaye dañ ko def pour nit ñi mën a jëriñu ci moom jàpp ne sénégalais la boo xam ne produit la boo xam ne mën na jëriñ àdduna yëpp ci bindam waaye ci ñaari xalima yi nga xam ne moom la ko yàlla joxoon ndax dañ koy woy la plume d'or maanaam ki nga xam ne mooy xalima ak or xalima ak or bi nag ndax mën a bindam mais ci ñaar
maanaam dañ koy jàppee rek une pierre deux coups. maanaam bi jiitu mooy xalimaam ci wàllu bind boobu dinañ ci taxaw tuuti waaye tamit xalimaam ci wàllu ñaan parce que yàlla daf ko mayoon bu ñaanee rek yàlla nangu ko li ko waral nag mooy nangu gim nangoo wéetoog ak boromam wax na ne bi fi papaam Alaaji Abdoulaye Niass génnee àddina jóge fi nee na moom dafa ne benn sacerdoce la am benn mbir rek la gëm mooy fexe ba conserver famille bi nga xam ne bàyyee na ko ba lenn ci soow mi du ci rax maanaam lenn lu ñuul du rax ci soow mi maanaam bëgg ba maanaam li Alaaji Abdoulaye Niass liggéeyoon taxawal ko muy sunna su set wecc ba nekk à l'abri de toute innovation destructive mu ne du ko nangu moo tax gis nga yàlla def nañ ci dundam yëpp ñaari yoon la voyage benn bi muy dem Màkka la beneen bi muy ziyaare ci Cheikh Ahmad Tidiane Chérif radiyallahu anhu ndax rek jàpp ne liñ ko bàyyee yan la boo xam ne bu xawee génn sax mën na am lu mu ci yàq noonu la fi dundee gane àdduna le 19 juillet 1881 génn àdduna le 1er mars 1959 dundam yëpp nag ñett yi la ko jox xam-xam jàngale ak bind waaye taxawu néew di doole yi ak faj soxla yi. El Hadj Sidi Lamine Niass di doomam bind na benn téere boo xamante ne. cérémonie dédicace bi dundoon nañ ko réplique à Ibn Mayaba. muy livre boo xamante ne gis nañ ci doon tontu ñi nga xamante dañ doon diingat. Cheikh Ahmad Tidiane Chérif. effectivement mooy moom daf ko simplifier tuddee ko réplique. pour ñi nga xam ne lecteur lañ. titre bi mën a simple mais mi ngi tudd juyushu tulaay bi murhafatil qutaay ila ibn Mayaba axi tanattu'i mooy armée d'avant-garde au sabre tranchant à l'assaut de Ibn Mayaba l'égaré noonu la titre bi tudd mais comme moom dafa bëgg lecteur bi mën a am simplicité ci lecteur bi ci titre bi moo tax mu tuddee ko les répliques rek aussi tamit dafa am lu mu ci dolli mais dafa am tontu yeneen yu maam Khalifa tontoon ku ñuy wax Ibnul Muaqid bokkut ak Ibn Mayaba léegi nag comme daf ko bëgg a jël dugal ko ci même ouvrage mu tuddee ko les répliques mooy ñaari tontu yi tontu bi mu tontu Ibn Mayaba ak tontu bi mu tontu Ibnul Muaqid ñooñu nag Ibn Mayaba par exemple soo ko jëlee dafa nekkoon boroom xam-xam bu yàlla may ci xam-xam mais xam-xam li tubaab naan science sans conscience n'est que ruine de l'âme yàlla daf ko mayoon xam-xam waaye mu am problème mu dégg léegi nag yàlla may maam Khalifa dégg moo tax bi nga xamee ne dafa ñëw li nga xam ne mooy tasawuf mu koy weddi ne nit ñi ci réer lañ nekk maanaam ñi gëm Cheikh na Tijaani ñi gëm Alhaaji Malick ñi gëm Cheikh Ahmadou Bamba ñi gëm Imaamu Chazali ñi gëm nitu yàlla yooyu yëpp mu ne ñooñ ci égarement lañ nekk mu ne ñooñu sax mun nañ jàpp ne duñu jullit moom loolu la jàpp ba léegi mi ngi am effectivement maam Khalifa ci simplicité daf ko tontu lu simple ne ko ñooñu amaana li ñuy wax da nga ko waroon jéem a jege pour nga comprendre ndax wa rubba qawlin jaa anil akabiri zahiruhu muxaalifun lil batini mu ne bëri na nit koo xam ne waxam boo ko déggee zahir bi ak batin bi wute na te ku jàng philosophie di nga comprendre lool amaana nit dina ne la ubbil bunt bi par exemple à l'école dañ naan la prends la porte waxuñ la nga jël porte bi dañ ne la nga génn donc nit li mu wax balaa nga ko ciy diingat da nga war a jël la peine dem xooli ji fan la teg li mu wax mais ñoom au préalable liggéey boobu lañ dul def dañuy dégg wax rek ñoo taxaw ne kii kaafir la safara la jëm de maanaam jàpp ñëpp dugal leen safara jël sa bopp dugal ko ci àjjana bu ko defee ñu ne 73 groupes yonent sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ne ci benn hadith dafa am 73 groupes ci l'islam benn groupe rek a ciy dem àjjana niñ ko déggee baaxul de yàlla ak yonent bi reconnaître ñun groupe yi ñu créé xam nga luñ reconnaître ci bokk ci groupe bu ñuy baax maanaam groupe bu ñuy baax la yonent sallallahu alayhi wasallam di wax waaye waxul benn groupe bu constitué man su ma neexee ma jug ma ne man maay nàngam ma ne sama groupe ñun ñooy dem àjjana ñeneen ñi safara lañ jëm est-ce que loolu dina valable ci kanamu yàlla déedéet yàlla li muy seet mooy kan moo def
fa man yaamal misqaala zarratin du jarratin de fa man yaamal misqaala zarratin xayra li tax ma ko wax dafa am ku ma dégg ci télé bi ci ñi yëngu ci politique mu ne fa man yaamal misqaala jarratin te ñun suñu responsabilité la ci assemblée nationale suñu responsabilité la à nous ñu corriger ko fa man yaamal misqaala zarratin xayran yara wa man yaamal est-ce que lu mu nekk ab làkkat la waaw waaye làkkat xam nga Bilal ibn Rabah bi nu saa sallam ba mu daan wax asadu bi firi gaynde au lieu de ashhadu yéen saa sallam daf ne siinu Bilal inda allahi chiinun maanaam Bilal siin bi muy wax ci yàlla chiin lay teg waaw mais jarratin ak zarratin bokkul parce que jarra du problème de prononciation mais problème de déformation la booy jàng linguistique di nga ko xam gis nga nit bu defee problème de prononciation bu boobaa di nga xam ne kii langam moo ko mayul mu tudd baat bi comme il faut voilà surtout loolu ñoom nag surtout état bi day cee bëri nag ñoom it waaw daf ci bëri sax seen sorte yi di forcer di damm araf yi le principal défenseur avocat des góor jigéen après tu reviens pour nous raconter des choses tout à fait xam nga su fekkee ne yooyu dafa am yàlla def la ngay chercheur di yëngu ci côté diine boo ko gisee nga noppi ci dafay nekk complicité sax mun naa wax waaw ndax tey nit ku ne am nga responsabilité ci sa citoyenneté ci dëkk bi boo déggee lu jaarul yoon nga ne lii jaarul yoon d'accord dinaay dem ci jumaa dégg imam mu def problème mu prononciation du ma ci wax parce que damay comprendre ne langam la xëy na yenn langue maternelle yi ci Sénégal dafay indi loolu mais voilà mais loolu ça n'a rien à voir ak déformation c'est vrai voilà waaw yéen moom c'est ni ñu koy wax c'est thème de prédilection macha allah lu am solo nga laaj maanaam maam Khalifa li mu ëppoon di bind nag boo demee ci thèse u docteur Amar Samb bu IFAN def na ci thèse mi ngi ko bind en 72 mi ngi wax ne maam Khalifa li ëpp ci li mu bind mooy hagiographie du prophète et les louanges de Cheikh Ahmad Tidiane Chérif radiallahu anhu waaye man bi may def sama mémoire de master dama seetlu ne Amar Samb dafa am lu mu seetluwul lu mu remarqué wul mais maam Khalifa dafay jël prétexte su tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu lay jàngal grammaire wala mu jël prétexte tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu lay jàngal rhétorique wala mu jël prétexte tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu lay jàngal prosodie maanaam moom du ne la kaay ma jàngal la nangam mais daf naan damay tagg yonent bi waaye nag dinaa la jàngalaale nangam moo tax doo gis ñu ne kaay xool maam Khalifa livre bii la bind ci grammaire mais pourtant am na benn veeram boo xam ne mën nga cee lire lu bari ci grammaire circonstanciel yi am ci grammaire rek yëpp ñëw na wajjahtu wajh imtidaahi nahwahu raghaba arju najata ghadata rawi wal xajali indi na complément d'objet direct indi na complément circonstanciel de temps indi na de lieu indi na de concomitance bépp complément buy am ci arabe indi na ko ci verbe boobu am beneen aspect bu yéeme boo xam ne man ci français laa ko daan gis muy palindrome de lettres xaw ma ndax ñi jàng littérature xam nañ ko mooy Ésope reste ici et se repose boo ko bindee à gauche da lay jox même chose nga bindaat ko à droite mu jox la même chose maam Khalifa def ko ci benn vers xam nga dañ ko daan def ci benn phrase bu gàtt alxuraan sax indi na ko ci ay baat mais ay baat la indi mais pas phrase mais moom daf ko def ci benn vers lëmb mu ne lamma daja ashirun li tayfi qultu lahu hal talqa fi talalin rashan yajid amali soo ko wëlbatee mu joxaat la gis nga bu fi tableau amoon dama lay bindal vers bi nii indiwaat ko nii da ngay gis ne ci ñaari côté yëpp même chose la même chose lay wax léegi man dafa question du mbay day ñëw lu bari su may dégg ñuy wax ci maam Khalifa ak yeneen mag ñu baax ñi mooy dégg bi ñu dégg arab mën koo bind fan lañ ko jàngee parce que ñu bari ci ñoom génnuñu réew mi effectivement est-ce que maam Khalifa dafa génnoon jàngi arab ñëwaat wala lu tax ñu dégg arab noonu moom musul génn arab musul génn réew mi jàngi même Mauritanie musu fa dem
maanaam doo lire man damay gëstu ci moom en profondeur en toute objectivité mais mosuma gis ñu ne maam Khalifa Niass ba mu demee Mauritanie mosuma ko gisuma ko fenn te âge yi muy tukkee du âge u jàng sax maanaam âge yooyu te pour les besoins de pèlerinage la daan faral di tukki wala muy nekk visite pieuse dem ziyaare ji Cheikh Ahmad Tidiane ñaari yoon mais dafa am lu ko yàlla mayoon maanaam ñun par exemple parfois suñu objectivité yi dinañu yóbbee ñuy bañ ne may am na te may mënul kenn mënu ko dafa am ndax alxuraan yàlla dalay wax ay nit ñu nekk ci caverne dund fa ay ati at xam nga loolu ak may la yàlla moo koy cëralee nit bu tubaab bi amee agrégé en grammaire kon ci wàllu arabe am na ay agrégé tamit voilà effectivement ñoom seen jamono bu fekkoon ne dañuy décerner diplôme ñoom ñëpp dinañ ko am ci ñoom ñëpp nag en toute objectivité muy Cheikh Ahmad Bamba liir naa ko liir naa Cheikh Ibrahim Niass liir naa sëñ Abbas Sall ñoom ñëpp bu doon dañuy décerner prix ci littérature ñoom ñëpp dinañ ko am parce que seen cër la maam Khalifa musul génn réew mi pour jàng musul tamit jàngee ci keneen ku dul papaam Alaaji Abdoulaye Niass moom moo ko bind Cheikh Ahmad Soukayrij moo ne ko defal ma sa biographie parce que Cheikh Ahmad Soukayrij benn arabe la woon bu nekkoon fële ca Maroc maanaam nekk xalifa Cheikhu Tidiane da daan bindanteeg kilifa diine yëpp Sénégal da daan bindanteeg sëñ Babacar Sy da daan bindanteeg Cheikh Ibrahim Niass da daan bindanteeg maam Khalifa Niass da daan bindanteeg bal xaw mi Serigne Mansour Sy bal xaw mi ñoom ñëpp liñ daan bindante am na sëtam bu ñuy wax Ahmad Arabi Ganoun def na ko téere man liir naa macha Allah waaye daf si wax ne maam Khalifa yow sa bind daf ma yéem dem na sax ba jël benn kii bu mu def benn traité en poésie ci conseil ak recommandation yu Cheikh Ahmad Tidiane ne ko man yow yaa ma doy pour nga sarxaawal ma ko mooy nga defal ma ci glose intertextuelle maanaam nga commentéral ma ko pour ñi ko war a dégg mën koo dégg parce que tellement vers yi dafa xóot mu ne ko yow rek yaa ma doy pour nga defaral ma ko maam Khalifa defal ko ñu koy wax mun farija téere bi ñu ngi koy wax Sidy Lamine traduire na ko Sidy Lamine Niass tuddee ko la délivrance parce que foofu dalay jàngal règle yi nga xam ne soo ko defee di nga boo amee difficulté sax di nga ci génn même élection yi ñu nekk sax choix wu candidat bi sax tey ci solution wa ngi foofu pour nga xam kan nga war a tànn maanaam ku la war a jiite ba ci nit nan la mën a parce que ki la war a jiite dafa am ay critères yu dafa am ay critères effectivement ba ci yow naka nga war a dundee ba sa bonheur nga mën koo dund te doo am benn jafe-jafe ci sa wàllu diine doo nax nit doo lekk lu lewut loolu yëpp indi na ko ci téere bi ba pare di nga dund nag en toute tranquillité te boo fi jógee nga am félicité nekk àjjana ci kaw suuf voilà mooy li alxuraan na wali man xaafa maqaama rabbihi jannataan ñi nga xam ne dañoo ragal seen borom dañuy am ñaari àjjana mooy àjjana ci kaw suuf parce que nga gis ay doomu aadama yoo xam ne sëñ Touré da ngay gis ay doomu aadama yoo xam ne ci kaw suuf ils sont tellement tranquilles voilà amuñu benn souci nekk ci jaamu yàlla nekk ci seen àjjana ci kaw suuf voilà alors que yow yaa ngi tracassé wu mbëkk sa bopp bi fu nekk ñoom ils sont tranquilles te yu xëy na li nga wax noonu moo leen koy may effectivement ba ci téere mi sax am na fu muy waxee ay péché mooy péché ne lépp lu nit mën a def ci àddina ci bàkkaar war na ko waaw dafa gëm ne effectivement loolu soo demee ci bi muy tontu Ibnu Mayaba mi ngi koy wax ci délivrance également mi ngi wax ne nit dafay nettali benn histoire récemment dégg naa benn ndeysaan ndaw su pointu ci côté littérature mu koy nettali dafa wax ne dafa am ku rey 99 personnes di dem ci kilifa li muy wane rek mooy tolérance maanaam dem ci kilifa ne ko man de dama rey 99 personnes ndax mën naa tuub ba yàlla baal mënu ko yow safara rek nga jëm kon yaay centième mu rey ko moom bi mu ko reyee yàlla def mu dem ci keneen koo xam ne saas la ndax alxuraan moo ne ud'u ila sabili rabbikum bil hikmati wal maw'izati al hasanati maanaam woote leen ci yoonul yàlla ci sagesse ak waaraate wu rafet maanaam ki nga xam ne mooy Firawna sax bi Muusa ak Haaruna taxawee ak moom yàlla daf ne wax ne leen waquulaa lahu qawlan layyinan wax leen ko wax ju teey bu leen ko gëdd bu leen ko yuuxu parce que au minimum am na lu muy représenté maanaam ñi taxaw di gis yow nga nekk koo xam ne
leader nga da nga leen war a wan ne leen man mën naa wax dëgg te du ma saaga du ma xam nga du ma wax lu ñaaw bu ko defee bi loolu amee kooku ne ko yow mën ngaa tuub ndax yàlla moo wax ne wa rahmati wasi'at kulla shay'in yàlla nee na sama yërmande weesu na lu xel daj yàlla moo ko wax yërmande wees na waaw man damay wax ne mënu ko nat wallaay damay wax ne aaya bu ma gën a neex ci alxuraan mooy aaya bi mu ne naan laa taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru zunuba jamia yàlla nee na bu leen musa naagu ne duma leen baal man damay baale bàkkaar yëpp d'accord yàlla moo wax loolu man aaya boobu moo ma dàqal parce que ku mu jéggalul rek nga am problème mais Babacar li ngay wax ni dafa am solo parce que dafa am ñoo xam ne dañuy nekk ci ak njubati ak tooñ dem ba toll moment boo xam ne dañuy yaakaar ne ñoom njéggal jeex na ñoom ak baale mënatuñu ko am ñooñu finalement dañuy am lu ñuy tuddee pratiquement comportement de rebelle c'est-à-dire que il se rebelle contre tout c'est-à-dire que pour ñoom c'est fini quoi comme dee dem safara boo ci rek ils font ce qu'ils veulent comme waajooju ñu ne comme rey nga 99 moom safara nga jëm mu rey sànc am na des ñuy xalaate noonu yow nga ne yàlla nee na yërmandeem kenn mënu ko natt loo mënti def bul mukk découragé que ne mën na baal l'essentiel c'est de retourner sur la bonne voie d'accord waaw ñu dugg ci li nga xam ne moom mooy événement bi ñu dëkkmal ni ki le 29 balaa wax ci wax ci Mame Khalifa ci ay œuvre am parce que El Hadji Sidy Lamine Niass mos na ko tendre micro muy wax ci papaam waaye wax na lu mel noonu dafa mel ni avocat en quelque sorte mu ngi mel ni gérant de la cité yooyu yëpp ci wàllu téere mi dafa am solo parce que man jot naa see gëstu quelque mais ci wàllu péché beeg yooyu muy waxat yooyu ay points yu bari wax na ko ci armée d'avant-garde boobu ak la délivrance waaw ci laa ko xamee sax ci laa ko découvrir moom Mame Khalifa Niass mais avant xaw ma woon quelques points mais boo ko liiree dafay am yoo xamante ne yu mu lay jox xam na après danga ko xool donc léegi lu waral surtout lii mooy gàmmu Koutié bi nga xamante ne dañ koy amal ci 29 janvier léegi conférence Oustaz Adi Niass da ko def mais Sidi dañuy rendre hommage tamit ci événement bi effectivement waaw comme ni nga ko waxee rek le 29 janvier 2022 incha allah ca Koutié occasion lañ saisir pour rendre hommage Sidi Mouhamadul Amin Niass ndax ku ne xam na ne yàlla daf ko boole ak waa Koutié comme ni yàlla boolee woon way juram Mame Khalifa Niass ak waa Koutié ndax parfois sax da ngay dem ba jàpp ne Koutié seen diggante ak Mame Khalifa ci Mame Khalifa la tàmbalee or mi ngi tàmbalee ci El Hadj Abdoulaye Niass ndax El Hadj Abdoulaye Niass moo waxoon benn nitam ci waxtaan benn muqaddamam ne ko man daal am na leer bu may gis ci tund wi tund mooy localité mu ne ko am na leer bu ma gis foofu daal mu ne ko fan la mu ne ko wër ko rek yow léegi nag su ko defee tafsir Malick Sarr lañ koy wax muy wër di wër ci tund boobu bëgg moom tamit comme yàlla may na ko bi mu demee fenn rek ne fii la daal léegi nag ci la jaaree ci dëkk bu ñuy wax Saama Ndiayeen fa la jiitu après ci la continuer dem Koutié bi mu demee ci la créé Koutié ci la fekk Koutié créé nañ ko parce que ay séeréer ñoo fa dëkkoon li tax ñu naan Koutié mooy góor Koutié moom moo fa nekkoon maanaam moom moo ko sanc moo tax ñu naan ko Koutié mu nekk ñaari Koutié gu mag ak Koutié sanc waaye ñoom ñaar ñëpp sous tutelle Mame Khalifa lañ nekk actuellement ndax El Hadj Abdoulaye Niass gannaaw ba mu fi jógee ñoom dañoo prêter allégeance Mame Khalifa Niass topp ko ba tey jii loolu di continuer dem na sax ba Mame Khalifa sax dafay wax ne Medinatul Munawwara mooy Koutié parce que moom yàlla daf ko def mu nuróog yéen saa sallam lu bëri mu ne bu fekkee leew na mooy Màkka Medinatul Munawwara mooy Koutié lu koy firndeel mooy dafa woowee waa Koutié waa Lansar xam nga boo demee Medina da ngay fekk ñaari groupe al muhaajiruun wal ansaar mu ne Koutié ñoom ñooy ansaar bu ma doon takk xare ñeme naa ñu nekk sama ginnaaw xam naa ne duñ daw d'accord événement bi ngeen fas yéene ko amal ni ki le 29 incha allah waaw programme bi bu ñu xëyee reg vers midi rek xalifa bi day ñëw dañ koy defar teeru comme nuñ ko daan defee depuis Mame Khalifa Niass bu ko defee suñ ko teeroo mu ñëw bu egsee ñu dalal ko bu ñu demee ba 17h moom la Oustaz Hadi Niass war a ànd ak ñoom comme ni ko suñ maam Sidi Mouhamadul Amin daan àndee ak ñoom
bu ko defee ànd ak ñoom ci conférence boo xam ne dina waxtaanee maam Khalifa waaye dina waxtaanee actualité. dina wax ci actualité politique gu réew mi dina wax ci société. comme niñ ko xamee rek Cheikh Mouhamadul Aadi di nit koo xam ne yàlla may la. macha allah ci côté boobu. bu ko defee buñ demee tamit ba guddi dinañ ànd ak xalifa bi nga xam ne mooy Cheikh Tidiane Khalifa Niass. moom mooy def gàmm gi ci guddi gi ànd ci ak ay rakkam ñu mel ni Cheikh Mouhamadul Arabi Niass Cheikh Ahmad Khalifa Niass ak ñi nga xam ne ñooy porte parole am di Ahmad Babacar Niass ak famille bi yëpp ñooñu lay àndal ci événement boobu nga xam ne daanaka gàmmu la ba fajar comme nuñ amee aadawu di ko def incha allah mu nekk le 29 yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm ak salaam ñu fekke ko tettal ko incha allah di la jërëjëfal bu baax a baax ci wisi bi waaye itam di la bàyyi nga tàggoo ko mbokk téléspectateur waaw li may tàggoo rek mooy damay remercier waa Walfadjri bu baax ci occasion bi di remercier tamit waa Kouthie ndax sas la ñu am événement woo la ne la bëggoon nañ de nga dem teewal ñu waxtaanal ñu ci maam Khalifa waaye waxtaanal ñu ci programme gàmmu gi dinaa ci remercier sëñ Alioune Ndiaye di ci remercier rakkam Baye Dakar di Abdoulaye Ndiaye di gërëm nag waa Kouthie yëpp di gërëm seen xalifa ki nga xam ne mooy Tafsir Malick Khady ak seen xalifa fii ci Dakar muy Alaaji Malick Ndiaye nga xam ne moom yaayam bi ko jur maam Khalifa Niass mooy papaam maanaam maam Khalifa dafa dem ba njabootam sax dañoo jaxasoo ak njabootu waa Kouthie dafa jël ay doomam maye ko fa ba léegi tey ay sëtu maam Khalifa Niass ñi ngi sëy foofu daanaka boo demee Kouthie da nga faa dëkk rek maanaam ñëpp dañoo mujj nekk benn may tëjee poème bi nga xam ne maanaam dama ciy jël ñetti vers rek bi nga xam daf ko def ci ñoom daf ko def ci ñoom maam Khalifa moo ko def ci waa Kouthie mu ne dafa jël li ñuy wax ismullahil azam yallaahu yaa xayu yaa qayuumu xaaliqana faltuuti ahla Kouthie yaa aw fara ni ami mu ne yow yàlla yow mi nga xam ne yaay dundal yaay rey yow mi nga xam ne yaa bind ñëpp yow mi nga xam ne bépp tur bu rafet yow yaa ko yelloo maa ngi lay ñaan nga defal waa Kouthie li gën a kawe ci seen i bëgg-bëgg. macha allah macha allah ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la jaajëfal Fatou di la jox dig daje àjjuma incha allah ci beneen royukaay di leen jaajëfal yéen yi nga xam ne tam yéen a yeewoon ci